asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jéggal leen ma de dafa am dama xaatu audience bi bildi rek pour ma mën a commencer quoi ñoo ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen ziar comme d'habitude rek comme d'habitude dañuy toog di waxtaan ci loo xam ne Sénégal lépp la ñor ndaxam kenn boolewuñ ci dara waaye yàlla min tiim xam na ne bokk nañ ci mbir mi nga xam ne dañ koy ceex suñu loxo yàlla min tiim moom wóor na ko ne li ñuy paacee Sénégal ak di ko séddoo am nañ ci wàllu wér a wér te it duñ ay député de mais yoon may nañu li ñu xalaat ñu di ko génnee di ko wax ngeen askan wi mën a bokk yeewu ñun le réveil des consciences ay panafricanistes lañ nekkul ni Sénégal képp moo nu ñor waaye der bu ñuul ci boppam moo nu intéressé dama tey waxtaan wi daañu ko xaw a guddal tuuti il faut nu waxtaan tey te beneen ñu seet buntu boo xam ne mën nañu am en communication kenn ku ne mën ci génne sa xalaat ndax le réveil des consciences dafa nekk waxtaan woo xam ne ñëpp ba Japon en Chine sénégalais yëpp ñu ngi koy déglu balaa nga koy xam dëgg-dëgg bu émission bi jeexee ba pare email yi ñu ngi koy recevoir mooy wane ne dama ne mbir mi mën naa taxaw néewul la de dañoo xam lépp ñun xamuñu dara waaye nag yoon may nañu li ci suñu bopp nu war koo mën a génne teg ko ci taabal yéen ñi àndal ngeen teg ci seen bët nit ku ne am na droit lam xalaat ak lam foog ci société bi mu génne ko pour mu mën a xam ban orientation ak ban niveau ak fu mu jëm Sénégal nag noo ko bokk ba tey dama ne maam yi kenn moomu ko nijaay yi kenn moomu ko wenn sant moomu ko Macky Sall day dem daa remplacer moroom ñenn dikk ñenn di dem ba tax na mbir bu amee nag day jaaru ni ci waxtaan ñun le réveil des consciences noonu képp lañ ko gisee nag noonu rek lañ ko gisee waaw xuloowuñu xeexuñu bokkuñ ci benn parti politique ak parparloo dafa aram ci suñu club daf cee aram parparloo da cee aram da ngay ànd léegi gis mu def aw ŋaapi nga ñeme koo wax ñeme koo dénoncé mën koo jubbanti waaw mbir mi loolu rek la ñu ngi ñaan jàmm nag réew mi am jàmm mais tey waxtaani moom foog na waxtaan ci waxtaani mi ngi jëm ci imam Ndaw mii ñu accusé de terroriste def ko ci kaso bi boobu ba ndëgë ni dama ne waxtaanu ci imam Ndaw la jëm imam Ndaw nga xam ne un imam qui a été trahi par les imams du Sénégal vous avez trahi imam Ndaw c'est un de vous dama ne yéen sëriñ si di may di déglu yéen sëriñ si vous avez trahi imam Ndaw te vous êtes des terroristes plus que lui parce que arnaqué population yi ngeen fi nekkee ak lépp imam Ndaw gàmmuwul laajul addee taxawaaluwul këram la nekk yore ak daaram di jàngale alxuraanam ëldëbul kenn fekkul kenn ci àll bi di ndongo lam yor tey nous allons parler de imam Ndaw ma bëgg mbir mi intéressé ñu toog xalaat ci ndax ab jullit la mbokk la taalibe la imam la boromu njaboot la borom daara la yori gone di leen jàngal alxuraan da ca def la mën lépp tubaab français bi ci marketing bi muy proposé pour développer ce terrorisme là pour jaare ci mën noo coloniser waat jaare ci samp la mondialisation yóbbu suñu fit marketing moo tax jël imam Ndaw def ko ci kaso bi dama stand to talk dama ne Sénégal noo ko moom imam Ndaw da ci am wàll am fi ak njaboot ak i bokk imam Ndaw kaso bi ñu ko tëj am xar waruñu ko faa def yéen imam yi war ngeen a dégg loolu dama ne imam Ndaw kaso bi ñu ko tëj dama ne julliwul imam Ndaw pourquoi mu doon innocent ci man 95% des sénégalais xamuñu lu imam bi def xamuñu ko 95% des sénégalais mënuñu laa expliquer un mot ci loo xam ne imam def na ko muy erreur te bu fekkee ne askan wee tax ñuy def dañoo war a basé ci askan bi modéré politique yana moo la ñuy def imam Ndaw est victime de la France imam Ndaw
Ibrahima Ndaw victime la ci le marketing bi nga xam ne ñi ngi koy def jëme ko ci terrorisme muy ñaari boor rek ñaari boor yi la recolonisation ak une mondialisation boo xam ne ce serait le désastre de l'Afrique ñun africains lañ nous sommes victimes du terrorisme nous sommes victimes de la France Serigne Touba Mbacké est accusé de terroriste du dëgg ñin fi rey ñëpp on les a accusés de terroriste du dëgg dama ne génn leen seen jumaa yi wàcc min bari war a taxaw seet seen mbokkum imaam yi nu génn ci kaso bi seen imaam Ndaw laa wax nii mu tëdd ci kaso bi ngeen di imaam di xutba ñaari at ngeen di xutba koor kori di xutba ak a jiite amul kenn ci yéen ku ñemee prononcer le mot ndaw ce n'est pas sérieux moo tax bu naan Sénégal benn bopp la damay defi reeman Sénégal fanweeri bopp la ak juróom-ñett Sénégal musuñoo ànd te lii sax bettuma ci imam yi te lii cosaan la ci Sénégal bi tubaab bi jàpp sëñ tubaab di ko yóbbu ñaata imam a fi nekkoon ñaata imam téeméer ci ñoom ak i sëriñ ñoo nekkoon ca bureau ba ca Ndar di seede gouverneur naan ko kii terroriste la ñooñu la fi seeni sët nekk dooni imam Sénégal yi du terroriste ñun xamuñ sax du terroriste dama ñu duñ rey ay kati nit duñ rey kati nit France intérêt yëpp mi ngi ci nord Mali ci fa côté Touareg yooyu foofu la njariñam lépp fa la concentré lépp éclatement du CFA sax day am bu ko defee les deux marionnettes la France les deux marionnettes le Sénégal ànd ko ak Abidjan pour lan ñu war yeneen pays africains yi dama ne Imam Ndaw n'est pas un terroriste il faut le libérer ay bokkam mu ngi koy xaar ay taalibeem ñu ngi koy xaar ay xaritam ñu ngi koy xaar Imam Ndaw musa am benn trait ci casier judiciaire am Imam Ndaw kenn xamu ko ci ay passeport diplomatique tukkee ka génn ka taxawaalu Imam Ndaw xutba yi nga xam ne moom la doon génne dafa dëppoo ak diine di pousser les Sénégalais pour ñu réclamer seen indépendance réclamer les Sénégalais pour ñu restaurer l'islam correctement au Sénégal parce que la fi nekk du diine il faut dire la vérité yàlla dofut waaw li sëñ Touba sant ñun xam nañ ko ku ci wàcc yoon it xam nañ ko suturaal la képp ngir sëñ bee tax waaye foo ne paymet dóor sa brikeles xam nañ ne da ngaa màndi dama ne kenn jóg taxaw seet buntu bu ñuy jaar pour trouver une solution y a aucun terroriste sénégalais et je le refuse te dama koy dinaay Macky Sall li mu def tegu ko ci yoon notre camarade Assane Diouf fii la nekkoon ak ñun un innocent boo xam ne moodu un marchand ambulant koo xam ne yaayam la yor bàyyam génn àdduna ñu di ko accuser de terroriste defe ngeen loolu dagan na Imam Ndaw dafa war a génn ci kaso bi képp kuy imam war ngaa jóg ku dëkk Saalum war ngaa jóg ku dëkk Kajoor war ngaa jóg képp kuy nit war ngaa jóg kuy jullit war ngaa jóg Macky Sall defu ci Macky dafa ragal tubaab bi da koo ragal rek on nous a proposé de développer un plan marketing pour la mondialisation nga xam ne mooy crime bi nga xam ne contre l'humanité Afrique mënu koo dékkandu mënu ko la mondialisation Macky Sall est tout petit pour mu réaliser ce problème là c'est l'Afrique et le peuple africain les peuples d'Afrique ñoo war a jóg am fulla on nous accuse de terroristes pour lan pour les intérêts de la France pour lan pour une France quoi une France boo xam ne dama ne bu ngeen di xool ñi France rey ci Sénégal képp bu ñu gore woon tubaab sax dootuñu ko làkk Cheikh Anta Diop a tout dit wax na lu ne mais toujours le Sénégal est peuplé de personnes yoo xam ne de faible sang deret yu woyof tubaab bi daan na wax naan booy jàpp jàmm il faut aller au Sénégal da nga fekk ponkal moo xam ne bu biir bi feesee lu mu xam dana la ko wax soo bëggee nag mu gën laa wóolu dee ko dicté bu ko jox dara wala nga di ko mosal tuuti le blanc tubaab bi am na 3 téeméeri at Sénégal avant mu jël tànkam bi di ko dugal fenn ci Afrique dama ne fu tubaab bi àgg rek ñun ñoo ko fa àggale dama ne fu tubaab bi àgg ci Afrique sénégalais bi moo ko fa àggalee
Le Sénégalais est toujours en complicité avec la France des criminels ay nit ñoo xam ne dama leen rey Sénégal kenn xamul nu mu toll 22 présidents africains qui ont été exécutés par la France tout récemment Kadhafi Maître Abdoulaye Wade avec son projet ambitieux qui était son plan Oméga français dañoo woñaar loxo bi nangu ko sànni ci mbalit mi ba ndëg ni Abdoulaye Wade dafa démissionné également même ci panafricanisme dootu ko ci dégg parce que tubaab bi dañ koo tëkku mag moo xam ne léegi nga laal téeméeri at tubaab bi jël saw fit ba yow fooy teg sa tànk sax xamatoo ko Wade day jàppal Sénégal Dakar Sénégal damay la ko dof lépp fit wi la tubaab yi jël te rey ko ak lekk bu laax lan yamale jël Macky Sall benn marionnette boo xam ne il refuse rien du ko bañ du bañ dara lu France bëgg bu soobee yàlla dana ca taxaw donc imam Ndao ci lay dellu si les imams du Sénégal vous avez trahi imam Ndao mbokk la man sax mbokk la imam Ndao wërta tëdd ci néeg bu mel noonu imam Ndao wër leen koo seetaan imam Ndao na ko Macky Sall bàyyi mu dem français yi ñoo ko téye pour rien du tout y a aucun terroriste au Sénégal réewum teranga dañuy terle mais la propagande de la France vis-à-vis du terrorisme pour instaurer une nouvelle réforme de recolonisation ils ont obligé dañuy fen di wax lu dul dëgg Sarkozy va insulter saaga leen les terroristes je dirais que les terroristes yi nga xam ne ñoo nekk ci àdduna bi premièrement sont les Français Boko Haram seeni arme fu ñu koy jëlee laaj leen ko Sarkozy Boko Haram seeni arme fu ñu koy jëlee dans la mondialisation l'Afrique n'a jamais contribué un mot comment tu peux étendre un projet si ambitieux un projet boo xam ne ça concerne l'humanité un projet boo xam ne l'Afrique mère l'Afrique de l'humanité l'Afrique la culture la philosophie l'Afrique la doctrine politique Afrique l'innocence Afrique bi nga xam ne victime pourquoi on crée yu mel noonu te on n'a pas demandé un mot aux Africains noo ñàkk bopp quand je vois des Sénégalais me parlant de la mondialisation dama leen di bëgg a dammate sànni ci taal bi dama ne wake up dañuy nelaw tubaab bi yóbbuwoon Serigne Touba ay sëtama fi nekk te daan yóbbu ay kilifa tubaab bi yóbbuwoon Serigne Touba ca tuut laa leen mais tuut dana accuser kër diine yi nekk Sénégal de terrorisme tubaab bi yóbbuwoon Serigne Touba bàyyiwuñu de le français du accepter défaite français même Haïti duma yi leen Haïti duma nanguñ ko ba nëgë ni chaque année ñu créé dara Haïti duma yi leen Serigne Touba duma dama ne ci seen xol yi te daanu fayu dama ne imam yi je reviens la répétition est une notion pédagogique il faut que je reviens ci imam Ndao daara la yor imam Ndao ab jullit la imam Ndao daa bari bokk boo xool ñam bokkal ca ndawen amul kenn ku ci mas a dem kaso boo xool ñam bokkal ca ndawen amul kenn ci ñoom koo xam ne mas ngaa leb bor fayoo ko imam Ndao n'est pas un criminel da ngeen a ragal tubaab bi moo tax ngeen xutba ay erreur te sax mosu leen a ànd c'est pas vrai Sénégal fanweeri bopp la ak juróom-ñett tarixa yi déggoowuñu c'est pas vrai parti politique yaa ngi nii 47 parti bëgg a dem ci ay élection déggoowuñu parti au pouvoir gis nga ko déggoowuñu koo dàq mu mer saaga yaa ngi dégg muy réew moo xam ne dafa dëppawul sax ak diine c'est la culture franc-maçonnique qui continue de régner au Sénégal di régner un peu partout en Afrique parce que jusqu'à nos jours là c'est la France qui décide la République française du Sénégal le du là boo ko xoolee xam ne am na lu mu ëmb nous ne sommes pas des sauvages dama nit ñi sonn nañ dàcc nañ toqi nañ imam yi il faut prendre la responsabilité un parmi vous est en prison te nit ko tëjee du dëgg bokkam yoon namm nañ ko Saalum ay xutbaam nit ñi namm nañ ko yii ngeen di def nag ba mu génn créer parti révolutionnaire parti islamique biir Sénégal yi topp ko nag ngeen door a kaas li ngeen def aw tur ngeen ko wutal
bu génnee créer parti islamique au Sénégal je serai son premier militant malgré j'appartiens à aucun parti nit doo ko tooñ ay sëtam ay doomam xale yu jàng alxuraan ñi dem bay wàcc taxaw ay imam yoo xam ne Sénégal ah ay naafeq leen gën barke Cheikhul Khadim ay naafeq leen gën te bala ngeen ko am lii ma leen di wax bisu seere ba ngeen taxaw xool da ngeen ilimaan yun jatang yow ban dëgër di leen duma jëme leen sawar as gor day gore waayo Macky Sall li ñor na ko téye ngeen ànd ak yàlla góor day amu fit mais bettu leen ma dama ne bi sëñ Tuubaa di dem ñu di ko jàpp di ko takk di yóbbu Sénégal gépp imam lañ téeméer ci ñoom ñoo dajaloo bureau ba ca Ndar naan tubaab bi li nga wax dëgg la Mamadou Bamba mi na dem yóbbu ko mu dem a dem mais num buur Sine Kumba Ndofeen moo fa dikk rëkk taabal ji wax gouverneur lu bon xamal ko ne sëñ Tuubaa mii xamul sax luy ak ngànnaay njàngum alxuraan lay def yàlla ko yëkkati ak yonente mu yori taalibeem yorum njabootam tey defar diine gouverneur baal kii mu dem mais wëriñ nag jàkkaarloog baadoolo yooyu nga xam ne ña nga toogoon ñu rëy leen aw nag ñuy lekki seeñoo ko naan seen sàngar ñooñu ko doon jëwla buur seen tax wax leen lu bon xamal ne ay doomeeraam lañ buur seen a waxoon waxum buur seen leen ko wax tekku leen dara ay baadoolo ngeen du ngeen di ci dara Mamadou Bamba mii képp ku ñemee taxaw naan daaya paaka wala daar fetal doo jullit doo nit imaam yooyu ñu dajaloon ndar ñuy mbap ak lu dul dëgg ñooñu seeni doom ñooy imaam fii même rakkaay la dama ne kan boo ko wante dëgg le monde est en train de se reconstruire il faut nu doole waxtaan àdduna bi dafa am système bu jëkkoon a am nga xam ne jamono yu ëpp doole la woon rek bi tubaab yi di koy xool nit ku ñuul ñu seet ko mu wér dëgër dee yombu ko ndax nit ku ñuul moo gën a dëgër tubaab Medium Cook ak Wildan bokkuñu we are Wildan Cook bindu essayé lu def jël nu di jàpp comme ay jaam din peese di wàññi suñuy bëñ français yi di wàññi suñuy bëñ nga mun a 1 2 di wàññi bëñ yi di jël di yóbbu partout dans les Amériques ak island yi din jaay mel ni kuy jaay guro mel ni kuy jaay singom amoon ci ay cannibal y avait des cannibales français yu daan rey ci jaam di barbecue di lekk y avait des cannibales français ak ñoo xam ne ay homosexuels lañ dañ daan ñëw ci daral gi jënd am ponkal jël ko yóbbu seen kër bàyyi ko ci kër gi muy taxawaalu mais dañ koy jabaroo la ñu koy jëkkëroo la peau noire a beaucoup souffert dama ne buñ góorewul amuñu jom France yi juddu démb suñu doom daañu leen boot di wër Gorée Island ak di wër plage yi nekk Dakar dama ne Imam Ndaw par A ou B dañ ko war a libérer mu dem yoonam jotuwul la kenn dara dañ ko bàyyi borom njaboot la c'est un Sénégalais kenn ku ci nekk xam nga ne kaso ni mel kaso boo ci xasee dugg benn rek ci Sénégal sa histoire mandat am ñu ci falsifié c'est trop négatif et je vois ban boor la Macky Sall war a mën a jaar ba accepter prendre le Sénégal di ko mettre dans la gueule des Français français mooy kan français war nañ cee yeewu dama le terrorisme boo nekkul ci réew yu mag yi doo mën a comprendre pourquoi ce jeu le monde waaw baal may ma àggale nga door a woote may ma àggale rek dama nekk ci benn vidéo le monde doit être réformé dañoo mën a réformer waat adduna bi defaraat ko parce que y avait l'esclavage il y avait aussi la colonisation il y avait aussi l'impérialisme ba tey le néocolonialisme ban jógee fa créer des indépendances artificielles yoo xam ne amu ci benn boo xam ne mën naa jëriñ Afrique wala mu mën a jëriñ leneen et maintenant ñu ngi ci beneen phase boo xam ne moo gën a garaaw ñu naan ko la mondialisation une mondialisation qui veut dire regrouper dafa mel ni rek
communes yooyu nekk Sénégal amuñu dara xam lu ñu ama bureau état civil avec cette mondialisation là il y aura le bon passeport et le mauvais passeport le tiers monde ñooy jël le mauvais passeport tubaab yi caucasiens yi ñoo jël le bon passeport ñoom fu leen neex dem ci àdduna te yow sa kër mënoo faa jógee tubaab yi boog suñu xër ci mondialisation bi dañuy bañ beneen guerre juddu parce que tubaab alal la bëgg ak i ressources ñu ne nous avons divisé l'Afrique à Berlin conférence bi woon Berlin cette fois-ci dañuy defaraat beneen division boo xam ne dañuy boole dañuy fusionner boobu nag ci la mondialisation bi génn cette forme de globalisation ab jullit wala nit bu fekkente ne dafay jóg di bokk ci dara loola mooy bokk lu mu dee war naa xam lu mu doon mais dañoo nërs ci bokk ci loo xam ne xamul lu mu doon tu vois un Sénégalais qui se réclame je suis un libéraliste mais xamul sax lu mu doon socialiste xamul lu mu doon mais day tëb rek dugg ci gaal gi ne oto bi demal parce que noonu la ko tubaab yi bëggee nan jóg ci suñu bopp jamono jii nag bu ñoom Lat Joor delsi woon ñoom Mouhamadou Bamba delsi ñoom Alaaji Malick delsi ñoom Mouhamadou Lamine delsi ña fi daan bañ delsi daañu sëgg dama ne buñ soppikuwul seen doom yi ngeen boot buñ màggee tuuti ñooy boot doomi tubaab yi ñuy wër tefes gi waaw moo tax toujours ñu war a wax ci defe yi nga xam ne suñ politiciens yi ñu ngi koy def ñu di ko calmer ak di naxante ak ñoom pour nag wu nuy jox wala ñëw suñ gàmmo taxaw fa dafa fen te politicien lu mu wax du dëgg dama j'ai fait très bien la politique je suis un ancien membre du Parti communiste français à côté de Georges Marchais dem Guinée avec Sékou Touré mu nërs ma ba ginnaaw ba ma jóge loxo Cheikh Anta Diop du ma leen wax mukk waxi làmbatu ci réew mi laa nekk et j'ai droit à l'information quand je dirais que l'Afrique est en danger il faut me croire bu ma leen rek Afrique mi ngi nekk en danger il faut me croire tekk yi ne tekk nii moo suñ musiba te kin gën a toroxal gën noo trompé mooy sëriñ si nga xam dañooy leen a yaakaar ndax nit boo ko jox naa sa bakkan àdduna ak àllaaxira mu nangu ko il a la responsabilité et le devoir et la vigilance bu mu war di am pour seet la mais il s'en fout de nous adde yu bari ñu dajal takk seenub site adde yu bari jënd seeni lal adde yu bari ñu dem vacances New York wala feneen ils ont abandonné la population des comptes à rendre à Serigne Touba dama ne imam Ndaw du terroriste man mi je suis un imam Ndaw là il n'est pas terroriste et je ne suis pas un terroriste je veux même pas voir un terroriste je qualifie la France de terroriste avec le CFA boo xam ne Hitler moo ko créé woon infligé ko à l'Europe colonisée telle que la France Pologne Belgique Suisse ñu koy jaayanti seen biir France yor monnaie bi 4 ans torox amatul lu mu lekk tey ñu jël ko infligé ko ci les peuples africains Nations Unies xam loolu Nations Unies xam na ko lànk di seetaan c'est une honte à l'humanité les Nations Unies xam ko ne pat mel lu ko yëgut suñ doom yi dee ci géej gi di dee billaay bu ngeen ay tubaabay dee ay armée la ñuy débloqué indi leen for leen ñu nag en tant que sénégalais dañuy bàyyi jën yi diñ lekk requin yi diñ lekk tan yi naaw diñ lekk ku dee ci Sahara bi wow comme matt comme géej man damay liggéey ak ci ONG du ma tàggoo ak ñoom je suis un activiste naturel tout ce qui est louche dama ciy dugg jéem a xam lu mu doon j'ai le temps dama naan Faal ak Jóob Jaxate ak Loo ak Dramé waaw man bu démb ceddo laay doon comme ñoom moo tax sama deret mayu ma man may boot ab tubaab waaw dama ne sama deret yéen joomi ceddo yi bu ngeen ko nangoo ëcca dugg leen ci université bi ngeen gëstu surtout ceddo yi ci armée bi
jooy yi waa Sénégal di jooy ngeen di ko tànqamlu seeni maam ne ci biir suuf si wëlbatiku dama ne yéen a bon. damay ceddu yi ci armée bi laa wax seti ceddu yi ci armée bi mu wóor leen ne ñu ngi toroxal askan wi mu wóoree ne seeni maam yi joxoon seeni bopp ñi ngi wëlbatiku ci seen bàmmeel ndax am lu leen naqari ngeen toog di seetaan askanu Sénégal ñu leen sonal dama ne du ngeen nit wala seen deret yàqu na. moo tax Sénégal dañoo war a inventer machine boo xam ne dereti gor lay xool bala ñu laa tabb dara jël sa deret ji seet ko boo def jaam ñu duma la dàq la ci àll ba. dama ne libéré Imam Ndao nañ ko bàyyi mu dem Macky Sall bàyyil Imam Ndao mu dem ay bokk la yor ay soxna yor doon imaamu ratib yor juma di ko jiite yor daara ju mag ay taalibe ne fa kenn ku nekk war a tari mu une responsabilité boo xam ne dama ne humanitaire responsabilité dama ne képp koo xam ne yaa ngi nangu ñu tëj Imam Ndao dama ne doo nit te doo jullit. tous ces imams qui sont au Sénégal sans exception ñu ma bett ngeen tey seen morom di ko toroxal tàngooru métti wi ca Sénégal xool leen ko nga jël mag moo xam ne daanaka dooleem jeex na def ko ci kaso bi pendant ñaari at la muy lekk waa kaso bee koy togg di ko jox mënta gis ak njabootam. Imam Ndao fi muy tëdd la duus bi nekk Imam Ndao buy julli sax fu muy julli xalaatu leen ko. ngeen naan ma imam da ngeen a xam li terroriste da ngeen a xam lu mu doon da ngeen a dox tubaab bi ak saako ceeb yi leen jox kepp ngeen di ko lekk moo tax te sax àndu leen mos leen a ànd julli sax dama ne heure yi ngeen di julli sax bokku leen ko man ci au Sénégal dama ne lu ma neex laay wax lu ma neex laay wax mais parents ay marabu leen comme yéen ay sëtu marabu la bu dee marabu rek kenn samay maam dàqulu leen alxuraan. te muslim ba ñuy woote yu ci bari ci yéen ñu ngi takk yeew ñu doon ni jàmm sama maam laa wax ba muy woote billahi wallahi ba ñuy woote nun waa Ndramé barke Cheikhul Khadim am na ñuy raamal tey seen maam ci ab gétt la nekkoon yeew leen ban dëgër bu leen du fontoo Sénégal li gépp yéen leen di xaar pour ngeen wax ak gouvernement bi ñu jubbantiku ngeen doxat ne pat ku ci xutba daal boo dee yàlla dina la lakk boo dee asamaan si day ñëw boo dee malaakal mawti yàlla ne waxuñu loolu ci àdduna li nekk ak yéen ñu den empoisonné ngeen xam ko du ngeen wax l'eau que la SONES nous vende ndox mi ni SONES di jaay lépp plomb la lépp plomb man informé na organisation mondiale de la santé bi nekk Suisse Genève xam nga li lekk Sénégal ab usine fa nekk bu naan SONES ak Sénélec ña ngay posé nit ñi posé néew yi ngeen di jullee ni imaam yi néew yi ngeen di jullee ndox mi lañ naan ba dee ñu sang leen indi ngeen di war leen a jullee néew yooyu ngeen di jullee Sénélec moo coupé courant bi ñam yi di frozen di défrozen di froze ak di défroze loolu moo dem ba am intoxication bu mu am maanaam food poisoning en anglais loolu la ñuy am ba ñaare ku ci dem hôpital faatu da ngay nekkandoo nit ngeen reerandoo waxtaanandoo toog ci buntu kër gi mu tëdd du yeewu intoxication alimentaire boobu ànd ak jimbu boobu ngeen di lekk mooy dem ba dagg xol bi day jëkk ni këndam du yeewu. Tout récemment il y a le président français ce petit con là Macron ñëw naan da ngeen a war a wàññi seen njur mi li ngeen di jur dafa bari il faut ngeen diminuer njur mi quoi parce que li ngeen di jur bari na y a aucun imam bu ci xutba parce que ñëwuñ ko aucun imam bu ci xutba ñëw ci réewum jàmbur ne léegi damaa bëgg ngeen wàññi seen njur mi pour bu ko defee la banque centrale de Paris man def ay subvention man def ay yeneen ay imam yi di ko dégg seen nopp amul benn juma bu ci xutba tudd ko doxat ak ragal àndut ak jaamu yàlla doxat ak ragal àndut ak jaamu yàlla dama ne man tubaab mënu sama fi di tubaab mënu ko yóbbu maa ngi wàcc France en 1975 à bas âge waaw musuma yox yi devant un blanc musta ne te je ne suis pas un raciste tubaab laa damaa bëgg tubaab pourquoi ma bëgg ko
bu dul woon man tubaab doo am, tubaab ci man la ko yàlla nocc ko, ci man la nocc ko. bu dul woon man tubaab doo am, kon tubaab ci man mii la nocc ko. waaw ma bëggoon nag ñu dellu si xel yi, parce que loolu la yàlla bëgg, loolu la sëñ tubaab bëgg. yàlla ana boroom xel yi la la wax. sëriñ Tuubaa Mbàkke bi mu dikkit dafa wiire carrément ci boroom xel yi di wax ak ñoom, di leen seexal, di leen yabal ci communauté bi ñu dem di defar nit ñi. sëriñ Tuubaa li mu bind boo ko xool, boo xamee mbind léppam codification la, codification numérique, alphabétique ba ci linguistique. ni muy làkkee arab yi sax dégguwuñ ko noonu. muy liggéey boo xam ne ñu waroon koo bokk damoo, waroon a am ful la jóg taxaw. tubaab bi war ci suñ kaw ñu botti ko dóor ci suuf, jëlug mool teg ci kawam, waaye lu ñu am rek tubaab bi jël dem, lu ñu am tubaab bi jël. tubaab bi barki démb le président français a invité les ambassadeurs africains, dajale leen ñu mel na ay golo, mu naan leen ajuruma di leen ko nëpp, xam naa xam ngeen ko, le moteur de l'économie mondiale est l'Afrique. maanaam moteur bi développé ëllëg àdduna bi Afrique la nekk. léegi damaa bëggoon ñu defaraat suñu partnership, defaraat sunu ànd, defaraat sunu bokk, seet yoon wuy jaar ba mën a ànd liggéey. man bu ma fa nekkoon parce que Cheikhul Khadim dinaa ko wax lu bon. bu ma doon ambassadeur mu woo ma man, su ma ñibbisee Màkka dina ma dàq. danaa ko wax lu bon, danaa ko wax lu bon la mu juddoon ndey mosu koo dégg. boo ñëwee Sénégal ñu dàq ma, parce que le Sénégal est toujours en complicité avec la France. les crimes yi France di def, le Sénégal toujours loo xam ne ci dugg. Sénégal ca njëndum njàmm ba nëgë ni tubaab bi ñuy dem ay Sénégal la ñuy ànd, jox leen ay buum, jox leen ay gafaka, tubaab bi war ci fas ñoom ñuy dox. ba heure bi laa wax ñii wër gouvernement beeg ñu leen coppati li ñuy lekk ak ngapp yi daw, boo leen xool seeni maam. dama ne bu njaam bi delsi woon billahi wallahi gouvernement bii ngeen di wax 99% yi ci ab gétt la seen maam nekk. gétt mooy bant mun samp yow ko mu dëgër di xaar tuwaay ki joxe ko mu dem. imam yi fi nekk di leen jiite ñu ci bari 99% yi billahi laa la wax ñemoo ñoo yëkkati un mot devant le blanc. genn kàddu ñi muñ ko wax. un imam ak yàlla ni mu fonke imam nga xam ne Sénégal tey bu ñu tekk woon dara, assemblée nationale du Sénégal lum dee fukki imam ni ci biir jaxasoo ak peuple bi, ndax les imam ñoo mën a xutba li nga xam ne dana dugg ci bopp nit ñi. imam yi ñoo ñi nga xam ne seen lépp mën nañ koo natt mu dëppoo ak diine. imam yi ñoo ñi nga xam ne ñoom la yàlla samp pour ñu war a mën a taxaw teetañu won nu aw yoon. imam yi mooy nit ñi nga xam ne ñoom ñooy ñaan ñu naan amin di diwoo. imam yi buñ dee ñoo ñuy jiite julli ñu defar na. imam c'est une responsabilité. bu ngeen toogee nag di seetaan imam Ndaw muy tëdd ci kaso bii te jotewu la kenn dara, damay du ngeen nit. imam Ndaw sax leen gën, parce que lu mu ba ma riposté na. il a résisté à la colonisation. dama ne lu mu bon imam Ndaw a résisté à la colonisation. dama ne kan seet weneen yoon ak fu mën a jaar. gute gi moom dugg nañ ci ba pare, français yi moom am nañu ba pare. wax ji maanaam le chien aboie la carotte passe. français yi moom samp nañ bant ba pare yeewaat nu, ndax ku la yeew ñetti juróom-benn téeméeri at kooku pour mu takkaat la doomam lay yónni dama ne yii ñuy wax yépp du waxe dara. y a deux projets, la mondialisation, beneen projet bi ci des mooy la recolonisation. à partir de cette recolonisation ci ngay ami sa zone géographique. la France a opté la francophonie muy zone am boo xam ne kenn du ci dugg, kenn du ko fekk di xeex ak moom. organisation reconnaître nañ ko mu nekk fa di dawal. dama ne
daañu nu war din dawal dama ne kurus yi boo ñu teg ko ci suuf ce qui est regrettant li nga xam ne moo gën a toroxlu gën a ñàkk xorom gën a soof mooy référendum bii nga xam ne dañoo xoole ba mu jàll référendum boo xam ne imaam yi dañoo war a jox xutba parce que ñoo ko moom code de la famille du Sénégal baaxul c'est franc-maçonnique tey bu miraas amoon tey ci côté Sénégal bu miraas amoon xale yu jigéen yi dama du am genn wàll damay am lépp comme ni ko góor ki am bu ngay demee tribunal ful ngay am dama ne buñ jógul suñu bopp daanu suñu xonq cur te gis nañ ko ba pare dama ne tubaab bi dagg na ay mbootoom booy bi ñu sukk rek fas yéene leen a boot ñi nga xam ne ñoo waroon na peuple bi war a addis ci rajo yi loo xam ne dana peuple mën a jóg révolté ay naafeq ñoo joxe ay xutba ak a wax ci rajo wax yoo xam ne li ñu xamuñ ci dara dama ne bëgguñu ngeen wax nu boo deenu la yàlla je bëgguma nga wax ma bu ma deenu ma yàlla y def xam nga loo bëgg nga xam wax ma ko sama koppar yi Macky Sall boof ànd koog Marème Faye di ko yàq te yàlla ne lii maa leen ko jox muy teraanga ak alal na ngeen fexe bu mu dugg ci yenn loxo yoo xam ne yu ko yàq la ngeen xam ko yàllaa ko bind. ne me parlez pas que boo dee yàlla dalay lakk yàlla dalay tabaate yàlla dalay po yu ñàkk xorom yooyu bu ngeen amee fulla jóg leen dajale jumaa yi jóg taxaw wuti prison moom xale bi génn waa ji génn par force te fi ñu ko tëjee nag li gën a bon dañuy rappeler nit ñi moo tax yóbbu ko ndar xam nga ndar chaise loge franc-maçonnique ba fa jëkk a am ay 500 la amoon ci lañ jël doomu ndar yépp nag di leen nax di ci tànn fi les familles aristocrates di leen jéem a dugal ci biir loge bi boo demee ndar tubaab yi demoon nag ba nga xam ne dañ daan jàpp xale yu rafet yi muy góor muy jigéen di leen sàkku tubaab yi demoon nañ ba nga xam ne buñ gisee borom alal wala ngay kilifa dañ lay nax ba dugalu ci loge bi ba àgg ci di la jabaroo bu ngeen di fàttaliku tuuti sunu maam yi dañ daan man ndar laa juddoo je suis né à Saint-Louis du Sénégal da nga daa digg ñu nag kii di doomu ndar la xanaa doomu ndar la xam ngeen li ma bëgg a wax booba c'était les francs-maçons ñoo fa nekkoon ndar di def jëfin woo xam ne ëpp naa nettali pourquoi ñu jël imam Ndaw yóbbu ko ndar la victoire de Serigne Touba neexul tubaab yi il faut ñu fàttali ndar fàttali ko il faut ñu fàttali ndar imam Ndaw fàttali murid yi nga xam ne war nañu def attention am na loo xam ne doo ko wax nii mais ñu war nañ koo yëg dama ne koo duma élection koo duma ennemi la lay def dama ne Touba est l'ennemi numéro 1 du gouvernement Touba Mbacké est l'ennemi numéro 1 du gouvernement dama ne sous peu de temps la France va amener des interrogations dans cette ville moo tax ñu war a bokk jóg la commune de Touba ñu sànni ko ca àll ba créer Touba une province dans le Sénégal dama ne politique c'est naturel fañ la duma ak ña la duma ña la ñàdd ñu rendi la ñooñu ay ennemi sa ennemi la ñuy doon kooku c'est naturel Touba dañ fa duma gouvernement bi duma fa France duma yoo xam ne duma yu metti la ngeen nangu wala ngeen bañ waaye tubaab bi bëtam a ngi ci yéen I'm telling you waaw I'm telling you man ci réew mi mag mi laa nekk j'ai droit à l'information et je me communique très bien waaw je suis un combattant de tous les temps waaw fi may dem sax damay nëbbu mooy roccoo rek dem ngir bëgg a xam dama ne la répétition est une notion pédagogique nan bokk jóg taxaw am lu ñuy bañ imam Ndaw mi ñu def ci kaso bi ñu génne ko yéen sëriñ si yéen imam yi seen wóllëre wi seen xarit bi seen mbokkum imam mi seen moroom jullit mi dama ne fan ko tëj sobe la imam Ndaw kaso bi mu nekk ak fi duus bi ne da ñoo tax benn la 24 heures lañ koy tëj ubbi ko ñaari waxtu mu nopp mu nooyi ci lekk gi ñu koy jox
jullit waru koo lekk nit waru koo lekk imaam yi suñu borom moo digle boo gisee lu dul dëgg xeex ko ci làmmiñ wala nga joxoñ ko askan wi jar na sax jóg wuti paakaake yet seen moromum jullit yor daara joo xam ne la fa nekk ci ay nit kenn xamu nu mu toll mu war a xëy corriger seen exé war leen a jàngal par l'intérêt de la France ngeen bàyyi ko mu tëdd ci kaso bi boobu ba léegi ni ñaari at y a aucun imam au Sénégal bu ma sa xutba rek tudd ko ñemewu ko ndax boo dee boo neen imam rek imam ndaw bu soobee yàlla yow say saaku ceeb jeex na yow def nga loolu ab jullit dana ko def dama ne le Sénégal nous appartient un pays pour tous les Sénégalais dama ne dañ leen a bàyyi sa ngeen di jiite dañ leen a bàyyi ngeen jiite de mais ñu dofuñu de ñi sàppe yi ay dofuñu de dañ leen a bàyyi ngeen di jiite waaye kenn ku ci nekk fa sa maam noonu wuyaay booy xam nañ ko fa sa maam yuuxoon xam nañ ko dañ laa bàyyi rek ndax li islam wax ne la doxal jiitu waaw kun ci war a jéng sa tànk bi yow la nga di jaam xam nañ ko vous avez trahi et vous avez trahi imam Ndao te bu soobee yàlla dina génn parce que américains yi dofuñu américains yi xam-xam lañ yor ñoom bu ñu gëstoo xool xam ne kii innocent la da ngay dégg américains yi jox benn coup de fil na ba leen ko mu dem mais comme askan wi nag ñun ñoom moom defuñu ne yàcc mel na mburu mun gàcfal yaa ngi dégg dañuy xaar ba américains yi jóg na ñoom def benn coup de fil képp ñu bàyyi ko parce que France ko def dama liy dundal adduna bi y'a le Sahara occidental nga xam ne dafa nekk ci alal ay oil ñu war ko exploiter moo tax ce qui se passe au Maroc entre policiers yooyu di jeex mukk boo yu ci axe Nil bi nga di ko topp ba dugg ñaame te ba ngay dem ci àll boobu bépp noroon Mali côté boobu bépp tubaab yi nee nañ li fi nekk ci alal mën naa yoroon adduna lu toll ne lam yoroon lu toll ne lam ko yoroon ba pare yoraat ko plus de 10 fois alal jooju nag moo tax France créé benn guerre artificielle guerre boo xam ne li mu wax dara du ci dëgg accuser les Touaregs comme ñoo bëgg a jël réew mi ànd ak ay terroristes artificiels yoo xam ne moom moo ko noteel boppam di photo ay nit ñu dee di ko filmer di photo ay bàmmeel di ko filmer di wane ay nit ñoo xam ne dañ leen a pendre di ko filmer te lépp Paris lañ koy defee ci base militaire bi wane xëy filmer ko décoré ko mel ne Afrique ñun dof yi ñu topp ci defe ne ana julli buy lakk julli buy lakk jàkk ana julli buy lakk jumaa yi ñoo ko taal pour wàññi ko ñu nekk ay yambar dama ne le peuple sénégalais 92% de la population du Sénégal kooku fa élection am ku am 92% gañe nga référendum ku ci am 92% gañe nga imam Ndao nañ interroger les Sénégalais 97% des Sénégalais xamuñu lu mu def xamuñu ko te dans les pays révolutionnaires tribunal populaire la ñuy def dañuy basé ci askan wi xalaat ci la ñuy basé ñeen tey cet innocent là pour lan c'est un terroriste Assane Diouf mi nga xam ne Modou un marchand ambulant quoi il sait même pas écrire le mot terroriste nga di ko accuser baat boo xam ne ci kanamu ndeyam ay bokkam ay xaritam ñu xam ne innocent la fen yooyu rek moo lay wane imam Ndao ay fen képp lépp fen la dama ne buñ ko nangu nañ lànk y a aucun Sénégalais terroriste dañuy fen le terroriste c'est le français le terroriste sénégalais du muuru borom muuraay yooyu borom karawaat yi ñoo leen gën a dangereux borom karawaat yi ñoo gën a dangereux ñoo ñuy muuru ca Sénégal bu jigéen di muuru dañ koy respecté góor ñi lu ñu xool bàyyi fi jigéen ju muuru waaye borom karawaat yi borom sagre diplôme yi ces intellectuels travestis ñii nga xam ne ñoo convertir en politicien ñii ba Sénégal di sax ñi nekk fi boobu ba ndëgg ni mu ay siti jaam yoo xam ne tubaab bi leen tànnal boppam
dama ne xoolal tout le gouvernement xool ko ak gouvernement yi fa sa jaar ceddo pire bu yor der ju wér duñ ko jël déedéet même kilifa yi mbàkke yi nga xam ne seen maam dafa taxawoon lànk état bi du ci nommé ministre du ko ci nommé France du ko nangu ndax kenn ku dëgër képp mën naa soppi ñëpp moo tax benn mbàkke ministre du gaaw parce que kii danaan direct maam ji mën naa xëy rek mu jëkki ci fudd rek taabal ji te boobaa réew mi da koy topp généraux yi ñuy nommé xale mbàkke dax jàng ci àdduna dañuy jàng ma nekkan dañuy jàng dama ne ab général doo ci gisub général parce que kooku day lànk ne du ma maajal Macky damay lànk du ma maaj te kooku li maamam daj xam na ko ñeme naa soqi bal ci kaw ay wéyu tel que ce gouvernement là dama ne sëti ceddo yi vous avez une responsabilité am réew day répondre ci histoire dama ne une réew y a la conscience historique philosophique culturelle éducative yooyu yëpp boo ko peesee teg ko mu dëppoo ak ñi nga xam ne mooy suñu système de vie gouvernement day yomb sëti ceddo yi seeni maam ñi ngi wëlbati ko ci bàmmeel yi dama ne waa paaleen lay wax de seeni maam ñi ngi duppër ci ko ci bàmmeel yi yéen ceddo yi seeni maam laa wax mi ngi wëlbati ko ci bàmmeel yi ngeen toog di seetaan Sénégal ñu mës a tekki dara ñoo xam ne leen di peese jox tubaab bi ñooy tubaab bi jël leen réformer leen teg leen seen kaw di leen dawal ñi ci gën a dof gën cee faible ma gën leen cee jéppi moo ñi ci armée bi ba Sénégal dalee sonn ba ndëgg ni dafa yàgg ñaata généraux ñoo fi sant Fall Diall ñaata généraux ñoo fi sant Diop ak Dieng ñaata généraux ñoo fi sant Diouf taxaw ñu téye Sénégal askan di leen pédale di leen dawal ngir salaire bu ñu leen di fay ak moo capitaine moo général ngeen di tiitaru te yàlla xam ne xamu leen dara parce que bu ngeen xamoon dara wallu waa Sénégal wala ñu dama ne le Sénégal nous appartient Macky Sall bu ñu delloo woon téeméer juróom fukki at ci kanam rek bu ñu ci delloo woon ginnaaw tuuti maamam wala baam doon ab sër bi moo ñooñu sàmm xar yi ci mbedd yi nawet bi ñëw di sàmm xar dama ne Macky bu ñu delluwaatoon 50 ans et ci ana géwél yi seet leen yéen ñu koy tagg seet leen dellu leen 50 ans ci ginnaaw tuuti ay bokkam laa ne ñi ci ëpp ay sër bi la ñun ay sër bi moo ñuy sàmm xar yi Kajoor tey bu ñu demee ba nga xam ne dama ne amuñu plate bu normal bu duñ dundee mais dañ koy wax dama ne c'est la mondialisation et le projet de la recolonisation de la France ci leen samp nag lii ñuy wax affaire terrorisme France war ko développer France bu fekkee ne nangu na Nord Mali yor ko Sénégal ak Abidjan dañuy noos ñeneen ñi nga xam ne ñu yor parage boobu ñooñu doon dara lu dul dañuy tëbal ci gaalu xaj ñoom ñuy lekk wala Sénégal su moo tax Sénégal bëgg a trahir le Sénégal est prêt pour trahir nga xam ne léegi bu ñëpp dawee ci seefa ñu dévaluer ko ñoom ñu am lu leen ñaag bu leen di jox am parti bu leen di sédd dama ne du gor loolu rek war a ndax imaam yi jóg xutba ci waaye ku xutbawul ci imaam ndaw doo xutba ci kenn te bettu leen dama ne bi Sëriñ Tuubaa bi ñu ko yóbbu seeni maama doon imaam te amul kenn ku ci ñemee yëngal bant ñi mu amu ci dama ne Sénégal yëpp jóg taxaw ñu dellu ñaanaat Sëriñ Tuubaa Mbàkke ñaan ko sukk ci suuf jooy xamal ko fi Sénégal jëm xamatuñ ko suñ doom yi ñu woloon tubaab bi jàngal leen ba indee loolu ñu naan diplôme mu doon aw këyit booba ba nëgë ni amul lenn loo xam ne jariñ nañ ñu ko le diplôme qui n'est rien. Cheikh Anta Diop mas naa ko laaj ne ko diplôme moom ndànk mu ne ma Ousmane da ngay def ndànk ma ne tekk di ko déglu mu ne ma le diplôme n'est qu'un bout de papier prouvant un degré de connaissance ne ma demal jàngi gannaaw diplôme lay xaar
dellu ne ma les bombes nucléaires bu ma ko doon liggéey di ko liggéey man ceytu laay installé base bi te ñi may jàppale ma defar ko kenn ku mën a comme alphabet du ci ne lépp wure mathématique bi wure xam nga wure pot wure laay teg wure di wure di ko def du ma laal benn matériel bu moderne du ma la jege computer ma samp benn centrale nucléaire ceytu mën naa ko muy ay gor ay nit ñu am xam-xam tubaab bi dikk wañaari seen loxo nangu réew mi foqor ci ko jël ko fas yéene koo doxale na ko neexee xam nga lii xew Sénégal ah ci CFA imaam yi war nañ ci xutba imaam yi ci waroon a wax mais amuñu qualification bu baax fen rek fen waxuñu dëgg fen rek man attention ba yàlla neen innahu kaana fi yooyu da ngeen koy teg ci suuf xam nga lu ñu wax nous sommes ici en Afrique nous sommes au Sénégal nous sommes dans un pays dominé nous sommes dans un pays victime nous sommes dans un pays boo xam ne suñu doom yaa ngi dee nous sommes dans un pays boo xam ne suñ ndey yi fajuwuñu nous sommes dans un pays boo xam ne xale yi ñu ngi dee ci géej gi nous sommes dans un pays boo xam ne triste xamuñu fi kenn di jëm ngeen nekk fi naanu yàlla ne boo dee nii lañ lay def ak boo faatee waxtu nangam da ngeen a xam dara bu ngeen xamoon dara c'est vous yéenay contrôler assemblée nationale bu demee bu ngeen xamoon dara référendum bi du jàll parce que yéen a yor nit ñi di xutba ju di leen dégg bu ngeen xutba woon une logique référendum bi du am mais vous avez peur de le faire ñemewu leen ko vous avez peur ñemewu leen a xutba jëm ci référendum bi ñemewu leen a xutba jëm ci Khalifa Sall mi ñu ci kaso bi ñemewu leen cee wax te jotewu la kenn dara Imam Ndao moom lay wax c'est un Sénégalais parmi nous Imam Ndao quand il est terroriste nous sommes tous des terroristes Imam Ndao sax moo leen gën moo leen tane ndax sama nu gàtt-gàtt xutba na génne kàddu yoo xam ne dana delloo si Sénégalais yi pour ñu indi système révolutionnaire daañu jël seen diine daañu jël seen Sénégal mais vous n'avez rien accompli dara waaw séddoo xaalis ci jumaa yi jàkk yi rek séddoo xaalis dama ne man ragaluma sama maam yëpp ay imaamu ratib lañ sama maam yëpp sama bokk yëpp sama maam yëpp imaamu ratib yor yi daara dama ne ñoddi sikkim wala kurus ku ci man lu waay man defal waaw dama ne kan jóg ci Imam Ndao ngeen réclamer sa liberté wala gouvernement bi wóoru leen gouvernement bi wóoru ko dénk leen ko ngeen wutal ko kër gum dëkk yéen imaam ngeen di ko soroyeli seen bopp mais dafa jaaduwul ñu bàyyi ko ci kaso bi ci tàngoor wi dama ne nekk leen nit yéen waa gouvernement bi ku ci tëdd ak sa jabar képp ventilateur bi tàkkul ventilateur bi paan nga am problème dama ne ku ci tëdd ak sa jabar ventilateur bi taxaw da nga am problème wala nga woo Senelec ñu ñëw nga téye nit koo xam ne yàllaa ko sagal yàllaa ko suturaal yàllaa ko jiital yàllaa ko teg ci suñ kanam mu war noo jariñ war a xutba ñuy dégg war noo teete war a jàngale yorum njaboot ngeen na teg ñu di ko jël di ko accusé loom du dëgg dul marketing du terrorisme marketing képp la ko France yi jëlee pour lan pour imposer au Sénégal problème mu sécurité parce que tubaab bu lay nax sécurité lay indi tu es en danger je vais venir nangam même tubaab bu ngeen def business danaan la léegi sécurité exchange la lay wax quoi parce que ñoom dañoo gëm affaire boobu quoi ñun ne ay innocent yoo xam ne xamuñu ban heure a jot xamuñu sa woon waxtoo jot tubaab bi yëg ci suñ kaw mel ne ko yor ay mbote dama ne nous sommes pas des racistes dama ne tubaab rek lañ bëgg nit du bañ doomam dama ne sur le plan scientifique yépp nee nañ suñu boroom juróomi doomi aadama la ma sa tën ci jamono juróomi doomi aadama juróomi yépp Afrique lañ juddoo Afrique kenn képp ku naan homo sapiens moo ci immigré vers l'Europe after 1000 years ci la colonie tubaab ba mu amee ak léegi matul 8500 matul 9000 ans matu ko ba tubaab amee ak léegi matul 9000 ans matu ko ñun ba suñu woon woolee boftu bi leen jóg jur tubaab jur ko
jur tubaab laa tey tubaab boo ñu ko tey jël ak teg ko ci suñu ndóor bi mi di dawal 37% làkku adduna bi 37% des langues yi ne ci adduna bi Afrique la ne l'Afrique détient les 37% yu làkku adduna bi l'Occident am ci 3% tey avec malgré loolu ñu am ñu wecceeku ko ak làkku français tubaab bee ko defee noonu pour lan li ñuy wax mu di ko dégg moom pour mën a seet fu muy jaar làkk woo mënta bind amul Cheikh Anta Diop li mu liggéey ci làkk wolof ànd ko ak ay pël yi bind ci pël ànd ko séeréer yi bind ci séeréer Cheikh Anta jiite ko muy liggéey bu sell bu nekk Ivan dama ne ñoo ñàkk jom waaye Imam Ndaw teg nañ ko ci loxo Serigne Touba Mbacke ñaan ci moom wallu dama ne dénk nañ ko Serigne Touba Mbacke di ci ñaan wallu Serigne Touba fa mu jaaroon tubaab bi xam na ko damaa bu mu jaar fekk tubaab bi ñu bàyyi Imam Ndaw mi mu dellu këram dama ne Serigne Touba fi nga jaaroon tubaab bi xam nga ko yebalal Baye Fall rek Baye Fall li mën nañu koo génne suba dama lii tegginuwul rafetut te lu ñaaw la ñoom Iran Ndaw ñuy xutba suba ak ngoon guddeeg ba ci ñoom Iran Ndaw ñoom Aliou Sall ak i firikat yooyu ci rajo bi naan rajo yi franc-maçon yi ñoo ko moom bu ñu téye sénégalais yi téye leen ban sonn ba ñu bëgg a jooy wala réew mi nar révolté nga gis kenn ku ne xutba di nelawloo askan wi nelaw wàcce leen yàlla nee na yàlla nee na ñuy ànd ay bokk te dara du dëgg ci yéen dara du ci dëgg bu dara doon dëgg imam kii ñu jàpp seen waxtaan wépp moom lay doon waaye ñemewu leen ko parce que télévision bi nga rek franc-maçon yi ko moom franc-maçon yi xam naa Yale University Youssou Ndour day diil ak waa Yale xam nañ Yale yàgg nañ ci dëkk bi dama ne ku ci say loxo taq xam nañ ko fii dañ fee nekk mën a xam naka la waaw ay petit type les sang faibles classe yu jour gi leen jël di leen dugg ci ay conneries ñu di kii xëlam waa Sénégal poudre boo xam ne illaahi daañu ko réccu waaw kon maa ngi dellu di jéggalu tey ñaan jàmm sama xol moo jeex ci Imam Ndaw rek muy un sénégalais tàngoor wii ak ni mel 22 heures nga tëj ko ci ab kaso Imam Ndaw doon nit ku sell Imam Ndaw bokk ci famille bu baax a baax Imam Ndaw am ay soxna ak i doom boo demee daara ja dafay taalibe kenn xamul nu mu toll dama ne yéen bu ngeen ma ne xool Imam Ndaw muy julli ci kanamu duus mu de la fa dërën di julli ngeen ne ay imam ngeen dama ne bett ngeen ma de waaye nag seen tàngam lu googu toujours day indi ay xéewal sëñ Tuubaa Mbàkke dana ko wallu léegi te lii man maa leen ko wax dana ko wallu léegi Imam Ndaw laa ne sëriñ Tuubaa dana ko génne fa mu nekk ak boppam parce que amu leen jom xot bay fen rek ci jumaa yi sëriñ Tuubaa Mbàkke dana ko jëli génne ko wala ma yabal Baay Faal yi jëli ko du ngeen nit sax sa dëkkandoo koo xam ne yéen daan sës ay tool di bay muy baykat di bay nekk Saalum fële di kurti dëkk ci ay néeg yoo xam ne du néegi dara même bu fekkoon ne ak terrorisme lay def jaaroon na gouvernement bi woo imaam yi waxtaan ak moom ne dem leen wax ak moom mu bàyyi li muy def même bu doon dëgg le gouvernement waaye duñu yor gouvernement bañ na ko ba nous avons le ministre du genre ministre bi yor góor jigéen yi ministre bi nga xam ne mooy les travestis ministre bi nga xam ne mooy yor les homosexuels ministre bi yooyu ñàkk fayda yooyu imaam yi di ko dégg di ko xam parce que vous avez renoncé ah le projet oui le projet non dem ànd ak wii bii nga xam ne gis nga li mu leen jural léegi par force jigéen ñi góor ak jigéen dañuy sëy seen jàkka yooyu ak jumaa yi da ngeen bàyyi góor jigéen ñi dugg ci takkante ba mu neex leen parce que kat yéen a nangu référendum bi yéen a ko wote muy wii seen jàkka yi ubbi leen ko bàyyi góor jigéen ñi takkante
seen jàkka yooyu ngeen di wax ay danse na ko gën ubbi leen jàkka yi bàyyi góor jigéen yi takkante parce que référendum bi ñëw na ñu taxaw bañ soññu loo leen ngeen bañ ngeen lànk ndax peñub suukar ak dawlin wala junni buñ la jox ba tu vois maintenant le Sénégal dans une situation catastrophique une situation boo xam ne l'islam ci boppam dañ ko enchaîner une situation boo xam ne c'est la franc-maçonnerie qui continue à gouverner nos pays une situation catastrophique boo xam ne kenn ku ne yaa ngi am doom waaye xamu fu mu jëm une situation boo xam ne tubaab bi dem na ba tey jigéen ci seen bopp seen i règle sax mëntuñ ko contrôler seen i règle mëntuñ ko contrôler une situation boo xam ne jigéen ñi sax taxaw nañ juratuñu une situation boo xam ne le français dikk bàyyi leen seen njur mi bari na bàyyi leen njur mi imaam yi ne patt mais lay doxat je ma ko répété ba sa maam di doon imam seeni maam doonu ko billahi ba sa maam di doon imam seeni maam doonu ko man Ousmane Dramé laa tudd et je veux même pas vous connaître je veux même pas vous connaître parce que góor laa bëgg a xam man ponkal muy am bañ waaye timmin bari bi lu la neex nga wax ko te dara du ci dëgg sa mbokk ne ca kaso bi ñi moo ko xutba wax seen waa këram boo demee laaj waa kër àllaaji kër imam ne ko ndax ab imam mas na fi indi saako ceeb ci kër gi kenn ñi mu fa yóbbu dara ndax boo fa yóbbu ñu defen terroriste nga c'est pas sérieux c'est pas sérieux mais bu ngeen defee nun nag noo xaw a néew doole nii ci am xel ak doole mais yàlla dofut de yàlla aw yat la yor te malaakal mawti fu mu ko yabal ne ko demal fu mu xool rek buntu la fu mu xool buntu la seen yi ngeen di def ak manigance nii dama ne ëllëg siraatal mustaqim bu taxawee da nga gis imam bu taxaw ci buum ngi jàng ba ni bépp ci biir sawara si parce que ce n'est pas honnête nekk jumaa yi seddoo keesu jumaa yi ñàkk fayda yooyu imam ndaw du def loolu ngeen toog di ko seetaan ñu def ko ci kaso bi ngeen ragal ubbi seen gémmiñ dama ne loolu lu gàcce la waaw kon ma yemale ko fii te ñaan jàmm ni mbir mi demee la rek ndax ñu ñëpp sénégalais lañ as gor nag am dafa ne boo ko fa laalee fu mu jaar wax wala mu yëngatu xëy na li may def xëy na ëpp na ci ñenn ñi waaye ëppul de ëppul ndax kenn ku ne li ci sa deret day fonctionner day yëngatu loolu bu nekkul ci yow nemm goo ngay nga naan nemm moom nga xam neel nemm bàyyi ñu jógoon jóg Sëriñ Tuubaa kat ba muy jóg Sénégal la fi nekkoon lu gàtt mën na 5 millions d'habitants waaye ba mu ne ñokket moom doo nga de ne leen wóor ne kon ñooñee nga xam ne ñoo bokk ak moom ñàkku ci ñoo xam ne dama ne wax xàtt lañ def kenn du dugg ci ñoom doo ci gis ab ministre doo ci gis ab colonel doo ci gis lenn parce que ñemewuñ leen man mii kenn du ma xool man Ousmane kenn du ma xool naan kaa ñu def ko caporal ba may def caporal may coup d'état man billahi wallahi ba may def caporal may jël réew mi wala ñu pendre ma place de leen def pendre caporal de bu def leen ma caporal bàyyi ma ak président place de l'indépendance bàyyi ma le 4 avril ak moom def leen ma caporal man ngeen gis il faut être un homme ku jóg ngeen di terroriste ana ko fi terroriste te français bi mooy terroriste français moo leen di yóbbu aw yomal xiyam suba ak guddi ak ngoon di leen dawal bu ngeen ko mën fa faj leen loolu topp ci innocent yi def ci kaso bi ku jóg màkki ne dencal tëj na nit ñi ba ni bëgg a dee tëj ban torox pour lan moi j'ai rendu visite à Ablaye Wade moo tax bu gaa yi wax Ablaye Wade li ma xamee Wade da ngeen ko xam Wade ba ma ko xamee xamu leen ko moo tax xale yu bari fii di mbapp yi ci Ablaye Wade ba ma ko xamee xamu leen ko Ablaye Wade ni ma amoon relation amu ko na sax gaayam yooyu parce que c'était moi seul maa bokkut ci parti bi te di ñëw ci réunion di wax dëgg en France ils disaient que ce gosse là il est élégant mais nangu la ñëw ci parti bi parce que booba ñi mu doon àndala ma safut ñi ko waroon ma xam leen ku ma ci saf newu ci ku jub nekku ci te ku ma ci mën a condition gisuma ko ci ku ma ci ëpp xam-xam gisuma ko waaw mu wóolu leen man wóoluwuma leen ànduma ak moom waaw dem ci le parti communiste toog fa waaye buy réunion ma ñëw buy réunion damay dikk Paris wax ca kaw mu ne laissez-le parler c'est bien di ngeen ba li ngeen di wax dama ne jóg leen taxaw ñu soññi imam yi
kenn leen soññaat une deuxième fois ñu seetlu jaaru ñu def ko suñ mbokk mi ci kaso bi sonn na te dégg naa wérut te kat kaso ba tuberculose mën na ko faa jële nit la ko xam ne su génnee lu mu gaaw gaaw nañ ko yóbbu fànn seet yaram mi faj ko toppatoo ko ndax jullit day dëgër xel may dëgër xel ma dëgër na waa aw yaram day toqi dama ne sonn na trop soldat yi itam war ngeen a xam ne imaam a ngi ci kaso bi boo xam ne jotul la kenn dara la propagande du terrorisme au niveau de l'Afrique nga xam ne tubaab bi di ko bëgg a utiliser waat pour dugg si indi problème sécurité pour une nouvelle forme de recolonisation loolu képp ci dugal tubaab bi une formule de mondialisation boo xam ne du dara lu dul dellu ca njaam nga imaam yi yéen ñëpp war ngeen a xam sax mondialisation mooy lan war ko mën a daaj ci askan wi ngeen di jiite mais des ulémas yu xamul dara séddoo xaalisu jumaa ja kees gi rek waaw kon ñoo ngi ñaan yàlla jàmm yàlla nañ yàlla sutural yàlla nañ yàlla dolli ay pexe yàlla nañ yàlla lijjanti ba français bii jël ay bagages am génn réew mi te jàmm am Sénégal noo ngi ñaan yàlla am suñu indépendance totale linguistique économique sociologique ba ci philosophique lii ñu tubaab bi gëmloo na ko suñ tubaab wëlbatiwaat na wëlbatiwaat suñu yuur yi waaw ñu dellu nekkaat ay doomu aadama ne kii nit dama ne tubaab mënta defar nit mënu koo defar waaye mën naa soppi nit golo ay golo képp la dajale autour du Sénégal depuis notre indépendance jusqu'à présent waaw yàlla na yàlla sutural ma ñu jàmm dolli ñu ay xéewal te jàmm rek am ci réew ma nag jàmm képp am fa parce que jàmm foora mën a ne waaw impunité baaxul donc politiciens yi ñu tooñ foog ñu régler ko nag foog ñu seet ñi nga xam ne ñu ci xër ñu pendre leen ban sedd guy parce que loolu la yoon wax am na alal am na loo xam ne doo koy ba am réew ñu bàyyi li ngay dem stade ba daañu fa woote mu fees dell tribunal populaire ñu leen wékk benn par benn parce que dañoo tooñ loolu rek moo ko mën a saafara donc te naan prêt pour la révolution des mentalités prêt pour l'indépendance du Sénégal et de la refondation nationale prêt pour l'unité fédérale et révolutionnaire des États d'Afrique Imam Ndao yàlla na nga am jàmm yàlla na yàlla gi nekk jàmm da nga dellu ci say bokk ci jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh man la Ousmane Dramé bu le réveil des consciences peace and love brother peace and love yàlla na buur yàlla def jàmm yàlla na Sëñ Tuubaa wallu yàlla bàyyi fa li dikk nag léegi réew mi na mu gën a gaawee jaa ngeen jëf